zikrullah tabaraka wa taala mahmudun ala kulli xaalin sawaun zakara sirran aw jahran aw munfaridan aw fi jamaatin kaana abu bakrin yusalli bi leyl. ba sa lim dugg baax c'est bon. caméra ok bi waaw. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki internet yu Ruhul Adab TV mbokki internet yu Cheikh Baye Ass Ndiaye international ñu ngi amati mbégte ak kontaante tey ànd ak yéen fii ci Mauritanie di waajal bés bu am solo muy bésu lan 20 avril ñu di ko màggal fii ci Boubacar dëkk Mawlana Cheikh Ould Khayri hafidahullahu wa raahu ñu war koo amal nag le 19 muy guddik 20 avril niki samedi bii di ñëw incha allah tabarkàlla macha allah ñu ngi nuyu mbokki àdduna yëpp di nuyu mbokki jullit yëpp fu ñu mën di nekk rawatina waa Madina Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass jiital ci al Khalifa Cheikh Mouhamadou Mahi Cheikhul Islam Alhaji Ibrahima Niass ak mbooleem njabootu Mawlana Cheikh Ibrahima ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen wàcce seen wàccuwaay waaye di nuyu tabarkalla macha allah imamul akbar lil hadarati imam Cheikh Ahmad Tidiane ibnu Seydi wa Mawlaaya Aliou Cissé ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal moom tamit fan wu gudd loolu ànd ak wér-gu-yaram naka noonu di nuyu porte parole de la fayda Tidianiya Cheikh Mouhamadou Mahi ibnu Seydi wa Mawlaaya Aliou Cissé nuyu leen ñoom ñëpp ziar leen ñaanal leen jàmm ak tawfiq ak taysir ala kulli haal waaye di jagleel nuyoo Mawlana Cheikh Ould Khayri hafizahullahu wa raahu moom mi nga xamante ne bii moo sañ ci dëkk bii nga xam ne moo di Boubacar mu nekk dëkk bu am solo dara taxut mu sanc ko lu muy rek tasaare fii li nga xam ne mooy risalatu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye tasaare li nga xam ne mooy tariqa Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiallahu anhu ak fayda at Tidianiya ñu ngi koy nuyu di ko wàcc waayam ak mbooleem jàmbaar yi nga xam ne ñu ngi ànd ak moom di ko liggéeyal ñu ngi nuyu suñu sëriñ Mawlaaya Cheikh Thierno Amane Ndiaye ak mbooleem waa jamaa Amaduna fu ñu mën a nekk ci àddina ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw tabarkàlla macha allah ala kulli haal mbégte lañu amati tey ak kontante dellu si waat fii ci Boubacar ha nahnu al an fi madinati Boubacar musahiduna al kiram li qanati Ruhul Adab TV عدنا مرة أخرى في مدينة بوبكر حضورا لإحياء مناسبة 20 إبريل التي كان ستقام إن شاء الله ليلة 20 هنا في بوبكر قرية أسسها مولانا الشيخ إبراهيم أولد الخير رضي الله عنه ندعو الله تبارك وتعالى أن يؤيده وأن يحفظه وأن يبارك في كل حركاته وسكناته ما شاء الله على كل حال حضرنا هنا من كولاخ ومن دكار أي من سنغال بصفة العامة كثير من السنغاليون حضروا هنا لحضور المناسبة الكبرى مناسبة إحياء ليلة مولد خير من يمشي على قدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حضرة بوبكر التي لا شك أنها قد أسسها مولانا الشيخ ابن الخير لماذا لإحياء سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وطريقة الشيخ أحمد تيجاني الشريف رضي الله عنه وكذلك لنصر الفائدة الإبراهيمية إن شاء الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤيدنا حتى نستطيع أن ننصر في العالم كله ما يحدث هنا في مدينة بوبكر مدة 3 أيام بإذن الله تبارك وتعالى ومعكم إن شاء الله قناة جماعة شيخ باي آس نجاي هو معكم أيضا وكذلك قناة سمسم الفايدة معكم أيضا لسندارة بينيس وقناة الخيري تي في لباي آس نجاي كل هذه القناة حضروا هنا خدمة للإسلام وخدمة للفائدة التجارية من باب مولانا الشيخ إبراهيم أولد الخير حفظه الله ورعاه أيها المشاهدون الكرام إن شاء الله سوف ننتقل الآن ونبحث عن بعض الحاضرين الذين حضروا معنا كلا نبحث منهم بعض الكلمات يعني بسبب يعني حضورهم هنا وما يتعلق بها وما سيشعرون في قلوبهم حينما حضروا في هذه الحضرة المباركة مثلا بداية من الشيخ الذي كان جينا هنا بسببه وهو قائد مسيرتنا
لهذه الجمعية أو لهذه الجماعة الكبيرة التي لا شك كلنا نعرف مكانته وموقفه هنا في خدمة الشيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس وخاصة مولانا الشيخ ابن الخير حفظه الله ورعاه. ولقد حضر هنا كثير من العلماء من السنغال، فيه المفسرون الذين يفسرون القرآن، وفيه الأساتذة الذين يدرسون القرآن، وفيه الأساتذة البروفيسور من السنغال ومن خارج السنغال، في علماء في كلا الجانبين بالفرنسية وبالعربية وبالإنجليزية، كلهم حضروا هنا إحياء لمولد خير من يمشي على قدم في هذه الحضرة المباركة. mbokk yi kon mu ngi noonu ala kulli xaal ñu ngi ñaan yàlla defal ñu tawfiq ak taysir ba nga xam ne danañ mën a dund xew-xew bi am fii te mooy lan màggal juddu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci buntu Mawlana Cheikh Ibnul Xayri ci weer bi nga xam ne mooy weeru làkkat tabarkàlla macha allah. xam ngeen ne yàlla wax na ci alquran ne wa min kulli shay'in xalaqna zawjayni, lu ne rek yàlla daf cee bind ñaar. ñu ngi màggal juddu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fële ci rabiul awal tabarkàlla macha allah ci àddina bi yëpp, rawatina ci Madina Cheikh Ibrahim nga xam ne àddina bi yëpp ñoo fay teew. niñ koy defee noonu incha allah niki suba wala ginnaaw suba danañ ko amal fii ci Boubacar, waaye danañ ko amal fële ca jëppal, lépp rek nekk xidmal Cheikh al Islam alhaaji Ibrahima Niass. sëriñ bi ñu ngi lay nuyu ci site yi nga xam ne ñoom lañ ànd ak tey muy Rool Adab TV, Jamaa Baye As International, Samsamul Fayda TV ak Al Khayri TV. pour première réaction gannaaw bu ñu dellu see ren fii ci Boubacar, ana yan kàddu ngay tatagale mbooloo yi nga xam ne egsi nañ fi. alhamdulilahi salaatu wasalaam ala rasulillah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di ndokkeel suñu bopp di leen ndokkeel si lu ñu Mawlana Cheikh Ibrahim tànnal gannaaw bu ñu màggalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si hijriya, ñu tànnal taalibeem yi ñu koy màggal si milaadi. milaadi mooy atu nit ñi rek comme niñ ko xamee, dañuy wax atu tubaab yi, mais tubaab yi moomuñ ko. bàyyi jàppaloon alhamdulilahi taalibe yi jëppal 1962 la war doon wala 63 mun leen nañuy gàmmu 20 avril mu dajeeg juddu yonent bi si milaadi. alhamdulilahi yàlla dogal Mawlana Cheikhul Xayri bu bàyyi waxee Muhammadul Mishri bu anna fil ismi wallahu la yaxta madadkum liman naja. Mishri dafa toog di màggal gàmmuwaat di ko def Matamulana. alhamdulilahi gannaaw Muhammadul Mishri Cheikh continuer di ko màggal 30 avril la ñu doon def fii si Boubacar, def nañ ko ay at ba yàgg sang bu tedd bi mëneen nañ ko déplacé, ñu def ko mu def munaasaba ak 20 avril bi nga xam ne moom mooy am jëppal. mu nekk lu rëy si ñun, ñu ñëw di ko màggal ànd ak suñu sëriñ muy Mawlana Cheikhul Xayri, muy suñu buntu si Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhum. li moo tax at bu nekk taalibe yi dañuy déplacé woo si àdduna bi yëpp pour ñëw fekkee si munaasaba bi. ñuy sant yàlla ci loolu. bu ñu yàlla mayee ñu dellu si waat ren, sant yàlla itam si mbooloo bi nga xam ni jógee na si goxu àdduna bi yëpp dajaloo fii tey si kër gi. am nañu jógee France, am nañu jógee si réewu Afrique yëpp, alhamdulilah am nañu jógee itam Sénégal, si région Sénégal yëpp. loolu sant yàlla la. xam naa bu ñu demee si bâche bi daañu fi fekk ñu jógee Indonésie, daañu fi fekk ñu jógee Pakistan, daañu fekk ñu fi jógee Chine, dañu jógee Angleterre, ñu jógee États-Unis, ñu jógee réew boo xalaat si àdduna. samedi bu neexee yàlla daa ko fekk mi ngi dajaloo si buntu Mawlana Cheikhul Xayri. te loolu itam misaal la si faydu noonu la war demee. feeñ si loxo Mawlana Cheikh Ibrahim àdduna bi yëpp topp baay. tey si loxo Cheikhul Xayri itam àdduna bi yëpp la indil Baay Ñas. fépp faydu bi eggul woon, même si Sénégal fii dugal na fa faydu bi
si madatu Cheikh Ibrahim radiallahu anhu kon ñi ngi sant yàlla bu baax bu ñu nekkee ay taalibeem bu ñuy yar moom cheikhul xayri bu ñuy yar di ñu nampatal wala mbëggeelu Mawlana Cheikh Ibrahim di ñu nampatal mbëggeelu Cheikh Ahmad Tidiane ak mbëggeelu yenante bi di ñu nampatal mbëggeelu yàlla subhanahu wa taala ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla yokk ay at may ko wér yal na ko yàlla wëttul ko njaboot gi yëpp su ma waxee njaboot gi nag njabootu deret la ak njabootu maanaa ñaan képp fi ñëw aaju boo mënti indi yal na ko yàlla saafaraal si barke nabi sallallahu alayhi wa sallam billaay du ma guddal xam naa ni samedi mooy suñu conférence bu gën mag ni ñu koy defee Medina Baye bésu gàmmu gu nekk si suba si 11h ba 2h dañuy def conférence bu mag si buntu kër ga foofu fii itam noonu la mel incha allah bésu munaasaba bi samedi la samedi si 11h ni ñu ko doon defee depuis 92 ba tey daañu jàng benn lettre Baye wala benn lettre Cheikh Tidiane wala benn lettre Cheikh Ibrahim Cheikhul Khayri incha allah daañu ko defee noonu samedi bi 11h itam lay tàmbali. Donc je voudrais vous souhaiter pour les pèlerins qui viennent des différents pays qui ne comprennent pas Wolof et qui sont regroupés autour de nous. Il y en a qui viennent de la France, de Mayotte, il y en a qui viennent de Paris, il y en a qui sont venus des différentes régions du Sénégal, du Mali, il y en a qui viennent de la Guinée aussi. Alhamdoulilah, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Je voudrais vous dire aussi que vous êtes chez vous. Darul Hamadouna à Boubacar, c'est pour tous les Hamadouna dans tous les pays du monde. Vous êtes chez vous, on vous accueille dans votre maison, mais on vous accueille surtout dans notre cœur. Il y a des pèlerins qui viennent pour la première fois à Boubacar. Nous demandons ce que nous cherchons et eux ce qu'ils cherchent. Qu'Allah nous donne ce qui est au-dessus de nos attentes. Dans la mahabba de Maulana Cheikh Ibrahim, dans la mahabba de Maulana Cheikh Tidiane, dans la mahabba de Maulana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et dans la mahabba d'Allah subhanahu wa ta'ala. La mahabba, c'est ce qui donne aux disciples, une fois qu'ils l'adossent sur la sincérité, une fois qu'ils l'adossent sur la crainte d'Allah, une fois qu'ils l'adossent sur la servitude par rapport au Seigneur, la mahabba est l'élément central qui permet aux disciples d'avoir, alhamdoulilah, tout ce qu'ils veulent en Allah, en Cheikh Ahmad Tidiane, en prophète, en Cheikh Tijani, en Cheikh Ibrahim radiallahu anhu. Donc, si nous devons faire la course, faisons la course dans la mahabba de Cheikh Ibrahim radiallahu anhu. Aimons Cheikh Ibrahim et n'acceptons que personne ne nous aime plus que Cheikh Ibrahim. Compétition, faisons le concours, la compétition dans l'amour de Maulana Cheikh Ibrahim. Faisons le concours, la compétition dans la sincérité de notre compagnonnage avec Cheikh Ibrahim. Faisons le concours et la compétition dans la pureté de nos relations avec Maulana Cheikh Ibrahim. Celui qui aime Cheikh Ibrahim, il aime Allah, il aime le prophète, il aime Cheikh Tidiane. Et quand tu aimes Allah, le prophète Cheikh Tidiane, tu es un musulman accompli. Tu es un musulman accompli. Ça veut dire que tu es disciple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu appliques l'islam dans l'ensemble de ses dimensions. Celui qui aime Cheikh Ibrahim est un Tijani accompli. Il applique les enseignements de Maulana Cheikh Tidiane radiallahu anhu. Et celui qui aime Cheikh Ibrahim, il réunit les deux et il le cache avec tous les enseignements de Cheikh Ibrahim. En ce moment, il aura un modèle permanent. Et c'est ça la faïda. Qu'Allah nous fasse de sincères disciples de Maulana Cheikh Ibrahim. Allah les a regroupés dans une réalité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Cheikh Ibrahim qui l'a dit. Si on lit le morceau, on verra une lettre de Cheikh Ibrahim où il parle de l'apparition actuelle que nous suivons. Il le parle de façon très claire. Il a dit qu'il réunit l'ensemble de ce qui était dans la première hadra d'Allah jusqu'à maintenant. On remercie Allah pour tout ça.
Donc on demande à Allah de vous donner plus que ce que vous êtes venus chercher, de nous donner à nous tous plus que ce que nous sommes venus chercher. Et quand on va rentrer, comme le pèlerin l'avait demandé à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand je vais rentrer, mes parents me demandent qu'est-ce que j'ai rapporté. Le prophète lui a dit, rapporte que tu as eu plus que tes attentes. Nous aussi, c'est ce que nous espérons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina inshallah kon nekk kàddu yi am solo jóge ko ci Cheikh Thierno Amath Ndiaye bu Cheikh Abdoul Khayri maa ngi ak Moustapha Gueye numéro 2 c'est la première fois ngay ñëw Boubacar ana yéen kàddu ngay jibal tey si bés bi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكجمع محمد قلنا وجسن برم سبحانه وتعالى وعيجلجين انتبه صلى الله عليه وسلم نقول لنيو أنت دي تجيد السرنوي تكون دوكيل تكون يانا يلا سبحانه وتعالى يلا دقر الكتة بايكو سنو كنم li may wax rek mooy ba ma wàccee fi nga xam ne mooy Rosso Chafiu mu ma dégg micro mooy wax ci moom mooy wax lenn ci témoignage yi ma xam damaa njëkk yéem ki nga xam ne mooy Mawlaay Cheikh Ibnu Khayr ma ne man daal yéem na ma bàggante gi muy bàggante diggante fii ak Medina man tey mooy sama première fois ma ñëw fi waaye yëg coono gi ma yëg manaa laa xarwa kon Mawlay Cheikh Ibnu Khayr mi nga xam ne yoon wi daal daanaka yoonam la ana moom nag lay def ak yoon wi la loolu dafay def jàngat ci taalibe wu ne war naa góorgóorlu di miin kër sëriñam war naa góorgóorlu di miin piyëg sëriñam wante wàcc nañ dëkk woo xam ne dëkk wuñ barkeel la man naa wax la Baay waxoon ci Tayba Ñaseen rabbi anzilni munzalan mubarakan mën naa koy wax fii ci dëkk yi nga xam ne mooy Medinatu Boubacar ndaxte dëkk la woo xam ne wu barkeel la dëkk la woo xam ne mën naa wax ne ki nga xam ne mooy tëbb mbooleem mbindeef yi tey wàcc nañ ci dëkkam googule noyee nañ koo xam ne noyeem bokkut ak noyeek yeneen aarifuna yi ndaxte noyeem mooy noyyi woo xam ne kum servi ak noyyi nga texe amaana ñun su noyyi nag moom ci noyyeem la ñu noyyee kon su ko defee ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla bàyyi ko fi yàlla dëgëral ko yàlla sàmm ko mottali sëmb yépp yi nga xam ne mu ngi ko yéene wala mu ngi ko sëmb ba mu matee ci kanamam su ko defee mbokk jama xamadoon yëf yaa ngi nii yéen ñi nga xam ne jiitu woon ngeen ñu fi ay yooni yoon dëgg-dëgg ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ndaxte xam nañ li ngeen fi doon yàgg daj maa ngi doon waxtaan ak benn mbokk léegi benn su mbokk oustaz mi ne ma année 2005 yëf yi melutoon nii bañ doon dugg ci li nga xam ne moom mooy camion militaire yi daana doy waar lool man ma jàppoon ne yoon wi naka jekk nii la mel ndekete yoon wi melutoon noonu kon su ko defee ñun dañu fekk yoon wi gën a nooy yoon wi gën a neex waaye à grâce nag sëriñ bi daanaka moom moo ñu warlu loon na ne ren incha allah da ngeen teew Boubacar ba mu ko doon wax mu ko waxoon daaw jéeg ci ziaram yi ñu doon def Ndakaaru la ma wax ne incha allah déwén ñooy ànd sama oto ngay dugg wéy laa da nga bokk ci délégation bi te da nga dem ci jàmm da nga ñëw ci jàmm incha allah loolu damay xam ne sëriñ bi la nga xamee ne woon benn shaa'ir mu ko doon wéy ki nga xam ne mooy buuram wi ne sama sëriñ lépp loo xam ne yaa ngi ko koy ñaan du la mos a gàntal mukk di la wax laa sëriñ bi maqaam woowu daanaka daf ko donn lépp loo xam ne wax na la ko bàyyil xel mu ngi si asanda boo xam ne du ko fàtte donte yow fàtte nga ko wala donte sa xel mi génn na ci moom moo la koy fàttali kon Seydi Mouhamadou Mokhtar Diouf daanaka kalimatu shukur rek ak mbégte ak kontante wàcc gi ma wàcc Medinatul Boubacar sama xel mi di xalam lu bare bari yoo xam ne amaana ñëw mu koy wax ci micro bi te su ma ko waxoon ñenn nit ñi mën nañ ma wax lu tax ma wax nangam wante bàyyil xel wàcc naa foo xam ne
fi ko gën mooy Medinatul Munawwara wàcc naa foo xam ne fu ko gën mooy Makkatul Mukarrama wàcc naa foo xam ne fu ko gën mooy Fès wàcc naa foo xam ne fu ko gën mooy Medina gi ñu jógee ko à part ñeent yooyu amul wenn suuf wu gën suuf sii ma wàcc tey ndaxte kooku mooy almuhitu mooy peeguwaayu mboolem naan waaye tey mooy ki nga xam ne kum sirbi wut maarifatu billahi doo ko am yal na yàlla dëppale ñu kooku yal na yàlla may ñu maarifa wu dëppoo ak alquran ak sunna comme ni ko sëriñ bi di ko ñaanee alhamdulilah daawana wa axiru alhamdulilah min xiin ila xiin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. jërëjëf Alhaji Thiam Moustapha Guèye numéro 2. Monsieur Samaké, quelqu'un dans votre délégation, votre réaction? Parlez français. Oh oui, ça c'est lourd. Alhamdulillah. Présentez-vous. Ok. Moi, je suis Adama Diokolo Koulibaly, le président de la Jama de Bamako. Donc, nous sommes venus effectivement en délégation malienne pour la circonstance, hein, comme tout un chacun. Alors, d'abord, c'est un plaisir pour moi effectivement de prendre la parole au nom de la Jama de Bamako, au nom de toute la délégation. Ça, c'est déjà une tradition, hein. Comme d'habitude, je crois que je peux dire que cette année, à part effectivement l'année dernière qui était l'inauguration, cette année vraiment, je crois que c'est une exception. C'est extraordinaire. Nous avons constaté effectivement que d'année en année, il y a amélioration. Et nous souhaitons effectivement toujours que cela soit une continuité. Donc au nom de toute la délégation malienne, moi je souhaite la bienvenue à tout le monde. Et je souhaite également bonne santé, un très beau gamo également à tout un chacun. Et après effectivement cet événement, que chacun retourne chez soi, sain et sauf, avec une bonne humeur et une très bonne impression effectivement de l'organisation de l'événement. Je profite de l'occasion également pour faire une mention spéciale à notre cheikh Maulana, qui est cheikh Thierno Amantiaï, cheikh Oulkaïr également. Donc merci à tout le monde, et bonsoir et bonne nuit. Merci. La délégation est composée de 4 membres. Le président de la Jama du Mali, qui est Cheikh Ousmane Samaké, Cheikh Mohamed également, Daouda qui est l'organisateur également principal de la Jama de Bamako, et moi-même, Dr Adama Diokolo Koulibaly, je suis le président de la Jama. Et à côté de moi, il y a Cheikh Ousmane Samaké, Mohamed Samaké et Daouda Traoré. Nous sommes les 4 qui sont venus effectivement représenter le Mali. Merci. Pour moi, c'est la 2e fois. Pour Cheikh Mohamed, c'est la 1re fois. Pour Daouda, c'est la 1re fois. Mais pour Cheikh Ousmane, ça fait déjà la 4e fois. Voilà, donc je crois que nous ne sommes pas tellement étrangers. Vraiment, c'est quand même, je vois l'atmosphère, vraiment, c'est convivial. Hein? C'est très ouvert. Je vois effectivement, je constate sur les visages effectivement une très bonne humeur et qu'il y a une illumination totale. Merci encore à tout le monde. Nous aussi, nous sommes ragaillardés. Nous sommes les ambassadeurs. Donc, nous ne pourrons effectivement que transmettre ce que nous avons vu de façon positive à ceux qui n'ont pas eu la chance effectivement de venir. Voilà. Et l'année prochaine, nous souhaitons effectivement à ce qu'il y ait beaucoup plus de Maliens que cette année. Et qu'il y ait beaucoup plus effectivement de personnes également au niveau effectivement de toute la Jama. Le président également de la Jama internationale, moi je dis que chapeau à lui et au sage effectivement Diaw, qui est vraiment souffrant. Je lui souhaite vraiment une meilleure santé. Voilà. Merci, grand communicateur. Merci beaucoup. Merci. Très content de votre présence. Ok, moi je suis. Merci. Mohamed.
Et puis votre interview, c'est à parler de la Jama de Mayotte. Salam alaikum, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Moi c'est Mohamed Mambad, je suis originaire de Mayotte. Je vis en France. Je suis venu représenter la Jama Ahlul Khairi. C'est une Jama qui est en France, en Belgique, en Espagne, à Mayotte et à l'île de la Réunion. C'est un jeune Jama. On a démarré il y a à peine 2 ans. Actuellement, on est presque 80 membres dans la Jama, alhamdulillah. On est affilié à Cheikh Bachili. Donc, nous représentons la Jama Hamidouna dans l'océan Indien et en France et en Belgique. Donc, pour nous, c'est la première fois qu'on vient. Et vu l'organisation, alhamdulillah, c'est plus que nous espérons. C'est plus que nous espérions. Pour nous, c'est une leçon. On est venu apprendre. Et sans le cacher, on est venu aussi pour manger. À la fois le corps, le cœur et l'esprit. Alhamdulillah, et nous sommes rassasiés. Nous espérons la prochaine fois revenir encore plus nombreux. Je suis venu seul, mais je ne suis pas seul. Mes compagnons sont là avec moi. Ils sont de cœur, alhamdulillah. Donc il y a Abdurrahman qui est Moukadam à Mayotte, il y a Ruqya qui est Moukadam à Châteauroux, Châteauroux plutôt. Il y a Amdoulatif qui est en Espagne, il y a Louboato. Amdoulatif est Moukadam de Cheikh Batil, il est en Espagne. Il y a Louboato, c'est une Guinéenne qui est en Belgique. Il y a aussi une deuxième ligue guinéenne qui est en Allemagne, qui fait partie de notre Jama. Il y a une Sénégalaise qui est à Paris. Il y a d'autres membres mahorais qui sont à la fois à Paris, il y en a qui sont à Rennes, mais majoritairement ils sont sur Paris. Moi, je suis à Poitiers. Il y a aussi à Lyon. Mais la majorité de nos membres, ils sont à Mayotte et à l'île de la Réunion. Mayotte, c'est dans le canal de Mozambique. Et chez nous, il y a plusieurs tarikas. Il y a la Chadiliya, Shortiya, il y a la Kadriya, la Kadri Ouaïsiya, et il y a la Rifa'i Soyadé Afandéa. Donc, ce sont les 3 tarikas qui existent là depuis pratiquement 5 siècles. La Tidjaniya, c'est la première fois que la Tidjaniya est arrivée chez nous. Alhamdulillah, c'est arrivé avec la grande porte, avec la porte de Maulana Cheikh Al-Ghairi, la porte de Tcherno Manjay, la porte de Cheikh Bachili. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous remercions Allah pour tout ça. Alaykoum salam. Il y a 2 ans, et nous espérons aussi avoir des membres à Madagascar, Inch'Allah. Cette année, nous avons prévu de faire la Katmiya pour la première fois chez nous, le premier courant mois d'août prochain. Nous comptons faire la Katmiya, suivi d'une Mauloud et suivi d'une conférence, un Mauloud d'une conférence à l'île de Madagascar. Inch'Allah ta'ala. Ce sont les grands projets. Alaykoum salam. Moi, je m'appelle Mohamed Ibn Mambad. Jama Ahlul Khairi. France.
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir haqq bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salaamun fi diini salaamun fi dunya wa salaamun fi al-akhirati wa salaamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah oustaz ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ngërmande yàlla wàcce ci suñ sëriñ Mawlana Cheikh Seydi Ahmad Tijani Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Mawlana Cheikh Ibnul Khayri Kamilul Asri Madadu Zamani Aynu Zamani Xalifatullahi fil ard am te ne ci moom lañ ñëw tey bokk ak moom bés bi alhamdulilah di ñaan ngërmande yàlla ci suñ sëriñ suñ waajur macha allah Mawlana Thierno Amane Ndiaye yàlla may ko wax ak fan yu gudd yàggal ko suñ kanam ñu ngi leen di ndokkeel mbooleem jama axlul xay mbooleem jama jamiyatul hamaduna ku nekk ci turam ak santam di si jiital oustaz yi muxaddam yi macha allah azatis yi ak mbokku taalibe yëpp sans oublier comité directeur nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci bopp jama bi di si defar liggéey bu mucc ayib ci njiital président docteur Ousmane Baba Anne ak secrétaire général Cheikh Mouhamed Samba Diaw ak commission yëpp yal na yàlla fay leen méngoo seen i mbir saaxir ak ci baatin di jaajëfal Ruhul Adab TV ak média yi fi taxaw yëpp macha allah di leen ndokkeel ci liggéey bu rafet am te ne ñu ngi koy liggéey pour jottali liggéey Mawlana Cheikhul Khayri ñëpp mun ko jot ci àdduna bi xam ñi koy fekk si fii man maa ngi tudd El Hadj Bathily gën ma xamee ci Cheikh Bathily maa ngi nekk Côte d'Ivoire dëkk bu ñuy wax Gagnoa ci ndigalu sëriñ bi di ko liggéeyal foofu alhamdulilahi macha allah ci barkeem du suñ xam-xam du suñ mën-mën du dara waaye ci barkeem ak mëdëdëm yàlla mu ngi fay yaatal jama bi mu ngi ñuy dimbali ba jama bi ne daanaka law na fépp ci Côte d'Ivoire mu ngi Abidjan mu ngi Bouaké mu ngi Yamoussoukro mu ngi Séguéla on peut dire un peu dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire jama bi mu ngi foofu ñu ngi liggéey foofu liggéey bu mucc ayib yàlla génnee na jama bi tamit am nañ ay membres yu nekk Guinée am nañu ay membres yu nekk Mali yu nekk Congo am nañu ay membres yu nekk Mayotte yu nekk France comme jama Akhlul Khayri Cheikh Mouhamad Ibn Mambad ni mu ko cité léegi te loolu yëpp xam nañ ni ci barke sëriñ bi la ak mëdëdam la yàlla di feeñale yooyu yëpp sinon ñun gañaw rek lañ toog demuñu fenn dikkuñu fenn waaye mëdëdam mooy xëcc ñoo ñëpp di ñëw ci ñun am ñuy jóge ba Mayotte ñu jóge ba France jóge ba Réunion di ñëw ci ñun te ñun mosuñu dem ci réew yooyu xam nañu loolu barke sëriñ bi la te ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko wër ak fan yu gudd yàlla yàggal ko suñ kanam ci mission bu rafet bi mu ñuy def xam nañ ni naxuñu ndaxte moom wañuñu boppam dafa effacé wu wan ñu sëriñam Mawlana Cheikhul Khayri moo tax taalibe yépp bëgg Mawlana Cheikhul Khayri di def concurrence bi ci Mawlana Cheikhul Khayri ak Mawlana Cheikh Ibrahima Niass xam nañ Thierno Amath amul dara lu koy bëggal lu dul Cheikh Ibrahima Niass ak Mawlana Cheikh Ibnul Khayri kon nag taalibe bu nekk bëgg nga sa sëriñ bëgg xam nga ni soo màggalee Baye sëriñ bi day kontaan soo màggalee Mawlana Cheikhul Khayri sëriñ bi day kontaan moo tax boo gisee mbooloo mi fii ñëw yépp tey plus de 200 personnes ñëw fii ci Boubacar ak périple bi nu mu jafee yépp loolu maxaba moo koy def loolu maxaba sinon ku nekk amoon nga ngant pour bañ a mun a ñëw surtout samedi prochain
am nañ ismu Boubacar fële ca Dakar comme ni mu koy defee chaque année ku nekk mënoon nga gàttañlu ne damay bàyyi Boubacar bi jàll ma dabaatal ko ci ismu Boubacar bi waaye boo gisee parce que 200 personnes mën nañ ne amul kenn ku des ci Sénégal ak sous-région bi jama yëpp ñëw nañ loolu mbëggeel moo koy def te mbëggeel googu moom moo ko def ci ñun donc sëriñ bi ñu ngi koy ñaanal wër ak fan ñu gudd macha allah maa ngi ànd ak jama Côte d'Ivoire maa ngi ñëw ànd ak Issa Diaby macha allah ànd ak Seydi Adama Dambélé mooy secrétaire général jama bi foofu Seydi Tahir Touré moom mooy chargé de la communication jama macha allah ca jamiyatu xamaduna bu foofu moom mooy yore chaîne bu ñu naan Al Khayri TV bi ngeen di gis nekk nii di filmer macha allah ñu ngi koy jaajëfal Moukhadam Sotigi Koné Al Bachir moom it mu ngi fi représenté jama Yamoussoukro Abidjan en même temps macha allah ñu ngi ànd ak Youssouf Samassi ànd ak aussi Michri Diaby macha allah ak Seydino Traoré ñii ñoo jógee ba Côte d'Ivoire ñëw représenté jama bi ànd ak Mohamed Ibn Mambad mi ñëw représenté jama France Mayotte Belgique macha allah et la Réunion et Espagne comme ni mu ko waxee donc ñu ngi jaajëfal ñëpp lii mooy suñ jama ñu ngi ñaan yàlla bi lii nekk suñ mujjantal jotaay yàlla nañu yàlla may ay Boubacar yu bëri ànd ak yokkute zaahiran wa baatinan fii diini wa dunya wal aaxirati képp ku fi indi soxla comme ni ko sëñ bi waxee yàlla na yàlla faj ay aajoom li si nekkul mooy yàlla képp ku si ànd ak jàngoo yàlla na yàlla saafara ko may ko wër ak fan gudd fokk fëgg bopp bi ànd ak ndox bu sedd bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam def ñu dëgg-dëgg ay taalibe Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu. Alhamdulillah, on va résumer ça en français. Moi je suis El Hadj Bathily, plus connu sur le nom de Cheikh Bathily ou bien Cheikh Baye Al Khayri Bathily. Alhamdulillah, je suis basé en Côte d'Ivoire dans la ville de Gagnoa, mais je suis sénégalais et né à Kaolack, machallah, et résident aussi à Medina Baye, alhamdulillah, machallah. Mais le maître m'a désigné étant son Moukhadam dans la ville de Gagnoa et nous sommes en train de travailler sous son ordre et sa mission, alhamdulillah, Rabbil Alamin, de Gagnoa. Allah nous a aidés, la Jama s'est élargie à peu près dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. La Jama a des représentants là-bas, a des Moukhadam, a des Jamia là-bas. Et alhamdulillah, Rabbil Alamin, c'est parti jusqu'à en dehors de la Côte d'Ivoire, dans des pays même où nous ne sommes jamais allés. La Jama a des Moukhadam au niveau de la Guinée, a des disciples au niveau du Mali, du Congo et au niveau du Gabon, jusqu'à Mayotte, jusqu'à France, jusqu'à Espagne. Donc ça, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout cela. Et ça, je dis, c'est par la baraka du Cheikh et par son modèle et c'est par son amour que tout cela nous vient. Je suis venu avec une délégation, Adama Dambélé, qui est le secrétaire général de la Jama, alhamdoulilah, Seydi Issa Diaby, mashallah, qui est le secrétaire chargé des Jama de l'extérieur, mashallah, et Seydou Tahir Touré, qui est le secrétaire chargé à la communication, celui qui gère la chaîne de notre Jama qu'on appelle Al Khayri TV, il est là présent en train de filmer. Seydi Youssouf Samassi, qui est un zakir, Seydi Michri, qui est le secrétaire chargé de la commission religieuse de notre Jama, il est ici présent. Nous sommes venus avec le Moukhadam Sotigi Koné, qui est le représentant de la Jama aussi à Abidjan, Machallah, qui est un imam qui est arrivé ici, qui représente en même temps la Jama de Yamoussoukro par Cheikh Abdoulaye Sandeng, alhamdulillah, Machallah. Donc nous sommes venus avec Seydino Traoré aussi. Voilà la Jama qui nous vient de la Côte d'Ivoire, et accompagné aussi de la Jama de France, Mayotte, de Cheikh Mohamed Ibn Mambad, lui aussi qui a des branches à la Réunion, et puis au niveau de Belgique, au niveau de la France aussi, et en Allemagne. Alhamdulillah, nous demandons qu'Allah multiplie et que l'année prochaine on vienne plus en nombre, qu'Allah bénisse tout le monde, qu'Allah agrée tout le monde. Tout ce que nous sommes venus chercher ici, qui n'est pas le débauche, qu'Allah nous l'accorde et il nous l'agrée, qu'Allah nous accorde plus que nos attendements.
Toute personne qui est venue ici malade, qu'Allah les guérisse. Toute personne qui a des soucis, qu'Allah dissipe ses soucis. Par la baraka du Kamil Asri, Modèle Zaman, Aïnou Zaman, Khalifatullah fil Ard, celui pour qui nous sommes venus voir. Nous faisons toute la Jama Hamadouna qui est venue, plus de 200 personnes cette fois-ci qui sont venues ici à Boubacar. Et ça, c'est rare de voir des Jama qui font ce déplacement-là. Pourquoi? Parce que Maulana Thierno Mandiaye nous a montré que Cheikh Ibrahim Niass. Il nous a montré que Maulana Cheikh Ibn al-Khayri. C'est pour ça que nous avons un amour incommensurable à Maulana Cheikh al-Khayri et on est prêt à tout pour lui. Donc qu'Allah augmente cet amour et la course c'est dans cet amour. Qu'Allah fasse que nous ne soyons jamais derniers, nous soyons toujours parmi les premiers dans cet amour, dans cette course en amour en Cheikh Ibrahim et à Maulana Cheikh al-Khayri. Je félicite tous les médias aussi, sans oublier Rouhoul Adeb TV qui a reçu un prime au nom de la commission d'organisation de cette Mauloud de 20 avril ici à Boubacar l'année dernière, parce que vu le travail qu'il est en train de faire pour la Faïda et pour Maulana Cheikh al-Khayri et pour Thierno Amandiaye, en sa tête Oustaz Pape Mouktar Diouf, que nous prions qu'Allah lui accorde longue vie et santé. Nous avons vu la chaîne de notre bien-aimé Cheikh Payas aussi, nous prions pour sa chaîne, la chaîne de notre frère Seydi Baynias, la chaîne de notre frère El Hazdiam, qu'Allah bénisse toutes ces chaînes-là, qu'il les agrée, qu'ils deviennent de très grandes chaînes de télévision internationale. Wal akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Machallah, doon wax noonu mooy Cheikh Alhaji Bathily nekk muqaddam sëriñ bi fële ca Côte d'Ivoire tabarkalla macha allah yàlla dimbali ko ba mu am fa jamaa bu mag ba jàll ci yeneen réew tabarkalla dégg ngeen ko wax na ci làkk olof bi ñu bokk ñun ñëpp waaye résumé ko ci en français léegi nag maa ngi jox président jamaa bi muy docteur Baba Anne docteur ana yan kàddu ngay jibal gannaaw boo teewee tey fii ci Boubacar dëkk suñu sëriñ Mawlaaya Cheikh Abdoul Khayri bismillah. alhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillahi rabbil alamin. wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. jazallah anna an nabiyina rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afdalu ma wa ahluhu. jazallah anna cheikhna wa ustazuna wasilatina ila rabbina cheikhna Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu. jazallah anna cheikhna wa ustazuna wasilatina ila rabbina cheikhna Cheikh Ibrahim Niass radiallahu taala anhu. jazallah anna cheikhna wa ustazuna wasilatina ila rabbina Cheikhul Khayr radiallahu taala anhu. jazallah anna an cheikhna wa ustazuna wasilatina ila rabbina Cheikhna Ahmed Ndiaye radiallahu taala. Nous sommes à la fois émus, très contents et fiers de notre guide spirituel, Thierno Hamad, et de sa Jama, la Jama Hamadoun internationale, qui, une fois de plus, aujourd'hui, a démontré par la force une présence imbattable et très remarquable. Cela montre en effet un travail d'un guide attitré et avéré qui est Thierno Hamad Ndiaye. Tout l'honneur lui revient. Nous sommes comme un petit symbole qui l'accompagnons dans cette mission divine. On a beau parler, on a beau dire, on revient à la même constante. C'est remercier Thierno Hamad. Moi, je n'ai pas d'autres paroles, je n'ai pas d'autre goût affectif que cela. Parce que tout cela, si aujourd'hui nous avons connu Cheikhul Khayr, nous avons bravé la distance par les airs, par la terre, pour venir s'affilier, s'imprégner
à cette niche de lumière divine, c'est grâce à son travail. Un homme dévoué, un homme humble, ki nga xam ne jeex na ci cheikh bu doon taalibe day wut mahabba ci cheikhul xayri mahabba boobu nañu xam ne Cheikh Hamad jeexal na ko ku bëgg jëriñ nag na jaar ci moom. Voilà, depuis 2003, Machallah, que nous avons connu ce monsieur. Mais nous ne l'avons jamais regretté. Et comme disent les Wolofs, si nous devions en fabriquer, nous allons nous limiter à lui. Et si nous devions encore choisir à nouveau, nous n'allons pas hésiter, alhamdulillah. Parce qu'il nous a ouvert la lumière du cœur, celle qui vous ramène à la divinité, incontestable, à l'unicité. Donc, si je lui remercie, je remercie également tous les talibés qui nga xam ne dañoo déggu ci li ñu nekk. Talibé yi nga xam ni Cheikh jara na leen lépp loolu nag ci Cheikh ba ci li mu wax léegi parce que sëriñ bi moo liggéey loolu ci seen xol ba nga xam ni gisutuñu kenn xamuñu kenn lu dul Cheikh ku bugg tey gis rasul sallallahu alayhi wa sallam ku bugg ñem ci ñoom moom fokk nga ñëw fii te alhamdulillah ñu ngi sant yàlla loolu nag mi ngi yàlla defalee xewal boobu yàlla nañ ko muuru yàlla nañ yàlla fay mbaax suñu sëriñ baaxel njabootam zahir wa baadin maa ngi remercier talibé yëpp je suis très fier de vous d'être un président, le président de votre Jama. Je sais que je ne le mérite pas, mais vous avez placé cette confiance et vous êtes en train de la cultiver d'une manière très remarquable. Je vous remercie infiniment. Yalla na yalla may ay at ñu ñëw fii di barke lu ci nekk. Yalla na yalla barkel ñu. Yalla na yalla barke yalla na yokk ci boppam. Yalla na yalla may yalla. Allahumma salli ala sayyidina wa sallim. Merci. jërëjëf docteur Baba muy Cheikh Mbaye Touré jóge boobu Kolda moom tam nekk ci mag yi jamono bi yaakaar naa ci ancien yi la bokk moom tam mu daal di jibal ay kàddu Cheikh Mbaye Touré mu ngi noonu jox ko bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu waa jamaa bi yëpp di jiital ci nuyoo bi sëriñ bi di ko ñaanal yàlla may ko fanu gudd ak wér gu yaram man maa ngi tudd Mbaye Touré jógee ba Kolda munaasaba bi nag man yàgg naa ci ñëw defe naa bi mooy sama 18e année wala 19e année bi ñu fi jëm commencé ñëw léegi yàgg nañ fi ñëw waaye ñu ngi am kontaan lool tey ci ni ñuy ñëwee ak ni ñu daan ñëwee bu njëkk mbooloo mi yokk na te lépp liggéeyu sëriñ bi la te maa ngi leen di fàttali sëriñ bi loo xam ne nii bi nga mën a joxal jëlal parole la ci sama xaatir dem sëriñ bi dafa liggéey loo xam ne lu yéeme la bi muy ñëw Kolda fekk na fay taalibe bàyyi de waaye géew wasifa sëriñ bii moo ko samp Kolda keroog bi mu ñëwee dafa wër amul fu mu wasifa mu seet ay taalibe yu mu toogal wasifa ndoor ci la ko ñëpp topp ndoor daayira yëpp commencé wasifa kon ginnaaw yàlla moom loolu moo ko samp Kolda te maanaam ñi ngi sant yàlla ci nim xiirtalee taalibe yi
ci bëgg yonente bi ak bëgg Cheikh Tidiane ak bëgg Mawlana Cheikh Ibrahima ak Mawlana Cheikh Khayri loolu rek mooy xittam ci taalibe bi loolu moom képp ku ànd sëriñ bi xam nga ci dara. man daal kontaan naa tey kontaan goo xam ne ni vraiment ci Boubacar tey jii sama xol sedd na lool lool yàlla na ko yàlla may fan may ko wér may ko bépp toppam suñu yoon bii yàlla na ko yàlla yokk bu ñuy ñëwati yàlla nañ plus de 200 personnes yàlla nañ ko multiplier ba mu nekk 400 personnes ñëpp ñëw Boubacar dëkk la boo xam ne nii képp kuy taalibe Baay rek mérito nga ñëw fii boo ñëwee fii di nga xam ne fii nii liggéey Cheikh Ibrahima Niass mooy feeñ ak liggéey maanaam Cheikh Khayri kàddu yi laa amoon li mu ci doon sànni maa ngi leen gërëm yéen ñëpp di leen sant jërë ngeen jëf. alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala mawlana rasulillah Oustaz Makhtar maa ngi lay nuyu di la ziare gannaaw bi nuyu sëriñ bi Mawlana Thierno Amane Ndiaye di ko ñaanal yàlla di ziare mboolem muqaddam yi mu àndal yépp di ziare mboolem mag ñi ànd ak moom mën nañ si jël rek docteur Baba Anne ak Cheikh Mouhamed Samba Diaw Seydi Mbay Touré mi nga xam ne jamaa bi minu di dégg ay kàddoom mais yàlla def na tey yëkkati na kàddu ci kanam mbooloo mi ñu bokk ci mag ñi nga xam ne ñoom ñun biñ ñëwee ci jamaa bi ñoom lañu fekk muy ànd ak sëriñ bi yàgg naa wax ne ñoom ñooy suñuy seetu ci sëriñ bi ñoom ñoo ñuy wan ni ñuy ànd ak sëriñ bi parce que ëpp na fanweeri at ñi ngi ànd ak sëriñ bi min nañ ko xam nañ ko ñoom ñëpp ñu ngi leen ñaanal yàlla di leen ñaanal yàlla dëgër na yàlla kàttan leen di jaare Roul Adab TV ak Seydi Mbaye Niass ak sitam Cheikh Ba Alaaji Moussa Gueye ak ñi nga xam ne ngi jógee ba Mali ba jógee ba Côte d'Ivoire ak Baye As Ndiaye TV ak mbooleem chaîne yi nga xam ne ñu ngi jógee fu nekk si àdduna bi ñëw fii si xadara bi mi xadara ahlul xayri xam ne mooy Mawlana Cheikh Ould Khayri ñi ngi sant yàlla bu baax danga maa laaj lan laay yëg bi ma ñëwee fii lan laay yëgati bi ma ñëwee fii moom dañu saa bi fi ñëwee di yëg kon dañ doon yëg waaye dañoo gën a yëg lu tax loolu Seydi Mbaye wax na ko bokk nañ ci ñi nga xam ne ca jamono ji yàgg ja bi ñu ànd ak sëriñ bi di ñëw fii booba ñetti 4x4 lañ doon jël jigéen ñi ñooy dugg ci kanam ñun ñu nekk ci gannaaw la ñuy dem jël ci camion yi yéeg si wala sëriñ bi ne mag ñi nañ dugg ci kanam ñu nekk ci gannaaw te boobaak léegi def na ay at yi li mu tuuti ñu gis tey bi ñu wàccee Rosso Sénégal ba Tarawes jël ay gaal pour mën a dabu waxtu wi soo gisee ci biir frontière bi da ngay xam ne Thierno dëgg ku bugg Mawlana Cheikhul Khayri la li ngay gis sa bët yépp ak ndiiraan gi li muy di rëy répp da ngay xam ne ñëpp ay taalibe Thierno lañ lu waral loolu mooy bëgg gi mu bëgg Cheikhul Khayri te amut ci kem wanuñu boppam gisuñ ko kan lañ gis mooy Mawlana Cheikhul Khayri moo tax Thierno jaral ñu suñu bakkan ñun parce que bëgg bi nga bëgg Cheikh moom lañ bëggee Cheikh ba bëggaale ko moom moo tax duñ ko yemee dara di ko ñaanal yàlla njaay jaata yàlla na yàlla dëgëral may ko kàttan gën a guddal fanam lool wallahi la azim Thierno mii liggéeykatu Cheikhul Khayri la de lii rek daaru xamaaduna bi rek benn la si xam ne 6 mois 8 mois lañ ko liggéey
loolu mbëggeel moo koy maye ba tax na fi mu toll nii daaru xamaadoon wala kër yaa ngi ci dëkk bi fees fi del xaw ma ne yeneen kër yi li ñuy tudd waaye kër gi moom daaru xamaadoon la waaye yeneen kër yi moom commencé nañ jóg li waral loolu muy ndigal li nga xam ne Cheikh jox na ko Thierno bu def ko fii ci dëkk bi mooy nit ku ñuul ki njëkk a tabax kër fii ci lu ñu xam ñun ànd ak Cheikhul Khayri ci dëkk bi fii loolu sant yàlla la sànq rek bi ñu demee si fuur bi fii kon mën nañu wax ne fuur bi njëkk a def fii ci nit ku ñuul Thierno moo ko fi def te leneen dana ñëw. kon ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax a baax di gërëm muqaddam yëpp Sidi Ali Cissé ak Mouhamed mi nga xam ne mu ngi jógee ba Moyot xam nga Moyot fu mu nekk si àdduna bi waaye ñu ngi lay ñaanal yàlla yal na yàlla dëgëral la yal na yàlla kàttanal la bi ñuy ñëw ñoo bokk gaal waaye maa ngi kontaan ci ñëw gi mu ñëw bi ñuy ñëw ñu ngi jógee kër Amane Ngoni man maa fi teewal waa kër Amane Ngoni ànd ak ñaar ak man muy ñett délégation Sénégal ba Mauritanie ñetti nit tuutiwut parce que man kott maa doon nongi di ñëw léegi maa ngi ànd ak yeneen ñaar te yaakaar naa ne incha allah rabbi ba lay déwén ci kàttanu yàlla ñun tamit danañ jéem xale yi am mbëggeel fii si dëkk bi ba saa bu ñu jotee ñëpp ñëw fii ñëw fi du caaxaan am xaalis taxul nga ñëw fii yow bu may seetaan te mënoon bëggoon ñëw te ñëwoo fexeel nga ñëw fii parce que àdduna bi yëpp ñu ngi seetaan fii du caaxaan moo fi ñëw de du xaalis moo fi ñëw fii sidqu moo fi ñëw am mahabba ñëw fi ñëwaat fi yombul ñëw fi ba pare ñëwaat moo tax te Mbaye Touré ñu ngi lay ñaanal yàlla yow mi fi ñëw 19 fois ñu ngi lay ñaanal yàlla yal na yàlla dëgëral la yal na yàlla kàttal la ci barke Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam dëkk bii dëkk bu barkeel la mu ngi rogaatee si Madina Munawara rogaatee si fa Cheikh Tidiane mu ngi rogaatee si Madina Mawlana Cheikh Ibrahim dëkk yooyu foofu la bal lay gën a fa parce que ñun xam nañ ki fii nekk di mel la xam nañ kan la kuy daggu si mbedd yi fii ñun xam nañ kan la Thierno xamal nañu mooy kan mooy Mawlana Cheikhul Khayri ñu ngi sant yàlla bu baax gis nañ fi ay xar-xaram yoo xam ne tey lañ fi ko teg seen tànk oustaz Moustapha Gueye ñu ngi koy ñaanal yàlla docteur xam naa bii ma sa première fois waaye da ngay yëg lu xam ne mosoo ko yëg yal na yàlla dëgëral yal na yàlla kàttan la oustaz ñu ngi lay ñaanal yàlla bu baax a baax mboolem ku fi teg ca tànk ngay góor ngay jigéen ñu ngi lay ñaanal yàlla fii wallahi laa si moo tax bi ma ñëwee damaa daw dugg si biir commencé jëlaal samay bagage fii lu waay bëgg wallahi laa si mu ngi fi parce que waa ji yi séddale fii la nekk kii yàlla di jox wallahu mu'ti wa anna al qaasim kii séddale fii la nekk kum séddu doo séddu kon yàlla na yàlla séddu ñu ban doyal sët te mbëggeel gi yàlla nañu ko jox yàlla nañu cheikh bëgg yàlla nañu am mbëggeelu cheikhul xayri ñun am nañ ko bëgg nañ cheikh waaye yàlla nañu cheikh bëgg yàlla nañuy cheikh bëgg mbëggeelu cheikh moo ëpp doole ñun mbëgg gi mbëgg cheikh yàlla nañuy cheikh bëgg ci barke rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi ziare ñëpp di leen baalu ak di leen baalu ak encore une fois di ñaanal yàlla jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci waañ bi boobu léegi di kurti kurti ànd ak ñun nekk suñuy soxna nekk suñu doom nekk suñu jarbaat waaye nekk ci liggéey bi di jàppale ñu ñun pour ñu am mën a lekk pour mën a toog xam nañ bi ñuy ñëw si yoon bi dañoo mos rek fu mu toll ñu ngi préparé pour reer saareen ndaween nañ ma baal waaye jigéen ñi si waañ bi te mënuñ ñëw fii ñu ngi leen ñaan yàlla yal na yàlla dëgëral yal na yàlla kàttanal jërë ngeen jëf jazakumullahu xayran man lu may waxati communication waaw porte parole alhamdulillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah jamiyatul hamaduna gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi sant sëriñ bi di ko ñaanal gudd fan ak wér di ñaanal di wax félicitation à tout le monde ci mawlid bi nga xamante ni ci lañ ñëw alhamdulillah dafa fekk ne nag Cheikh Ibrahim Thiam ñu gën koo xam ci Ibrahim Thiam Majzoub su waxee ba pare wax ci kawam day jafe ndax moom xaal bi yëpp da ko yóbbu daanaka dara dootu fi des waaye gannaaw wax nañu ñu wax tuuti dinañ wax tuuti rek partager suñu yëg-yëg par rapport ak bés bi par rapport ak ziyaar bi nga xam ne dafa daje ak gàmm
muy 20 avril bi alhamdulilah ñu yàgg ko teewe mu nekk lu nga xamante ni biñ daan ñëw ñu bari wax nañ ko fii ay camion lañ daan jël mu nekkoon conditions yi métti ba léegi métti na sax mais gënoon na fi métti te xam naa ne dina gën a yomb bu ñuy dem incha allah suñu yëg-yëg nag ci ki ñu koy centré dëgg-dëgg mooy Mawlana Thierno Amath nee na nag bëggu ñu koy wooye waaye doo ko tey ñu ngi koy tuub nag waaye booy wax Mawlana bi sax doo ko tey dégg nga parce que cheikh bi daa tuuti loolu si ñun wax dëgg yàlla la Thierno dañu fekk ñu nekk ay ndaw nekk Dakar di jàng nekk ay cartésien lool jàng ay philosophie yu kenn xamut bi mu ñëwee mu wan nañu ne fi ngeen nekk fa laa nekk te fa ma ca toll yeggu leen fa te maa ngi futteeku jox sama bopp yàlla ba ñu ñëwee def ci moom tajjit boobu wër nañ nag ci faydu ba sonn ndax 2001 lañ dugg ci faydu yàgg na wër nañ ba sonn mais bi ñu dajeek Thierno doon nañ wax suñu xol yi naan est-ce que Cheikh Ibrahim lii ñu ñuy jàngal nii est-ce que lii la fi indi doon nañ ko wax suñu xol yi waaye ñeme ñu ko woon génne ndax jërëjëfee Baye Niass ji doo ci ñemee génne loolu waaye sax biir xol bi da nga koy xaatir waaye bi ñu dajeek Thierno mu ne ñu nekk si néeg mu ne ma di nga jariñu di nga jariñe di nga dugg ci néeg dóor pooj loolu la ma wax ma dem tëdd ci guddi gi 4x4 gaare suñu wetu kër benn buntu kër ay bambara yu jeggeeg suñu kër 4x4 gi bi mu gaaree Thierno wàcc ñëw tijji beneen porte bi derrière bi maa ngi taxaw si buntu kër gi mu tijji Cheikh génn mu dox sama digganteeg Cheikh ma kott ko akolaat ko gént googu foofu la yem kon ca laa gëmee ne kon man Cheikh Thierno mooy sama bunt si moom beneen bi mooy keroog bi ñu defee comité directeur bii bu bees bi bu premier bii ñu def ma porte-parole de la Jama guddi googu laa gént Cheikhul Khayri toog ci mbooloo mu baree bari ay àddinay toog muy wax jox ma nekk porte-parole muy wax arab man dégguma arab waaye maa ngi koy jottali te olof laay wax waaye li doy waar si gént bi mooy Cheikh dafay gërëm suñu jamaa bi di ko gërëm ci kanamu yeneenu jamaa yi ba man dama rus ci gént gi ba ñaq ndax jottali gi may jottali ngërmaande yi jëm ci suñu jamaa ñun loolu nag li koy waral mooy mëdët Thierno ñun li ñu war si moom mooy lépp lu nga xamante ni def nañ ko ñu ko ciy sóor bépp julli bu ñu julli ñu defal ko fàtte ñetti salaatul fàtte ñaanal ko gudd fan ak wér ndax tiitër la si ñun suñu tiitër la Thierno mooy suñu bâton d'aveugle tey suñu mënee dox ci faydu te paqastaluñu suñu mënee nekk ci faydu ba ñuy jox kàddu ñuy wax grâce à Maulana Thierno Amath Ndiaye la ñu ngi koy gërëm bu baax ngërëm gu amul fu mu yem di am ci moom mbëggeel bu wér bu sincère boo xam ne amul tappale di ko wax ne ko même bu ñu defee ay rëcc même bu ñu defee ay mbir yu nga xamante ni dafa dëppoowul ak bëgg-bëggam dañu nekk ay ñu matadi rek waaye wallahi ñun moom rek lañ bëgg toppandoor ko rek lañ bëgg donc ñu ngi koy ñaanal yàlla di ñaanal yàlla waa jamaa bi yépp oustaz Pape Diouf ñu ngi lay gërëm yow tiitër nga aussi itam si jamaa bi heure boo waxee xool yépp tooy ci yàlla heure boo waxee ñu xam ne boroom xam-xam wax na sa yitte kawe na lool loolu dafay jaadu ñu seede ko sa yitte kawe nga tu es l'homme aux 12 métiers macha allah di gërëm waa jamaa Côte d'Ivoire précisément Goana bi nga xamante ni ki ko jiite mooy Cheikh Bathily ak waa Mali tout le monde ñu ngi remercier tout le monde di remercier waa comité directeur à sa tête le président Cheikh Ousmane Baba Anne secrétaire général ak toutes les autres commissions on est très content très fier de faire partie de cette jama mënuñu woon a am lu ëpp lii ce n'est pas possible liñ doon rêvé yeggutoon fii yàlla jox nañu lii donc am nañ lu nga xamante ni sut na suñu njort tey moo ñu gën a lépp lu ñu am tey waxu télé la mënoo wax lépp waaye xam nañ ne lii ñu nekk moo ñu gën a leneen lu ñu am ci àddina donc ñu ngi sant yàlla alhamdulilah wa axiru da'waana alhamdulilah wa assalaamu aleykum wa rahmatullah
kii ci gan yi nga xam ne tam ñëw nañ ñoom sëñ Daara Mbaye Niass ala Thiam Fouta ala Mbaye Ndiaye sëñ Daara ak yeneen jamono yi nga xam ne ñëw nañ ñëpp lii lañ ko def rek tey pour yëgal gars yi ne leen programme baa ngi ñëw incha allah ñu ñëw la rek sëñ Daara bisimilah nga toog wax ci turu jigéen ñi ndax kat am bàyyi waxoon na góor jigéen yi mu sant leen ak góor yi soxna si ban yëg-yëg nga am ak délégation bi nga ànd ak tey ñëw fii ci Boubacar. waaw maa ngi lay nuyu bu baax oustaz balaa boobu sax dama bëggoon nuyu mbooloo bi yëpp jiital ci suñu sëriñ Maolana Thierno Amath Ndiaye di nuyu waa comité directeur bi yëpp kilifa yi fi nekk ci seen bopp président Baba Anne docteur Anne di nuyu ñëpp di nuyu taalibe yëpp di wax ne nag moom Boubacar déjà événement bu mag la mais tey jii sama xel dafa dem ci lu bari ba ñuy ñëw yoon bi fii boo amul mahabba ak motivation maanaam nga dëgg bu baax ñëw fi yombul yàggul rek dama demoon umra fi ma nekkoon hôtel bi ma nekkoon ak Maolana Cheikh fi mu daloon nekk 5 kilomètres ñu ne ma taxi bi 10 minutes 5 minutes ñi ma bokkaloon néegi ñu ma soxna si mënoo tëdd yow masjid nabi mi ngi nii reer yi neex na yow mënoo nelaw ma ne leen mënuma nelaw mënuma imaginer Maolana Cheikh mi ngi à 5 kilomètres 10 minutes man ma tëdd nelaw loolu mënuma ko ba ñaari fan yi ma koy gis ci ñetteel ba laa ko mujjee gis tey jii sama xel dafa demaat ci loolu ba ma xoolee kilomètre di daw ma ne li ma doon wax a ngi nii ma ne leen kii de bu ñu nekkee suñu dëkk pour ñu gis ko dañuy daw lu bëri mbégte bu mag la ci ñun ci ñëw tey fekkee ci gàmmu Mawlid Boubacar bi di ndokkeel aussi suñu sëriñ Maolana Cheikh nga xam ne ziar nañ ko léegi ni nuyu ko macha allah lu mu xat-xat ci dëj bi mu nekk yëpp wax dëgg yàlla moom bu gisee njaboot Thierno Amath Ndiaye loolu aussi maa ngi koy wax parce que dem naa fi Nouakchott bu yàggul waaye ñun jamaa Thierno Amath Ndiaye war nañu yokk góorgóorlu ndax fu ñu dem boo nee jamaa Thierno Amath ñaari loxo lañ lay nuyoo dina am lu ñu lay teg Maolana Cheikh musuma dugg ci néegam nuyu ko bu ci paree lu muy wax et Thierno tu as de ces nouvelles mooy ndax am nga nouvelle am boo ko amul seet ko léegi nii donc loolu laa am lu ma ciy wax di nuyu sama mbokk Nouakchott yi di nuyu ñoom ñëpp ñuy liggéey tey ci jumaa jooju maa ngi nuyu Cheikh Ba vraiment passé nañu fa ay jours yu neex loolu moo ma joxaat courage pour ma mën a ñëwaat tey ci traversée bi di wax ne vraiment kontaan nañu ñu ngi jaajëfal aussi soxna yi parce que yoon yi métti na suma mag yi suñu yaay yi ak suñu rakk yi ñëpp di wax ne daal fu ñu dem rek nañu nekk ay ambassadeur Maolana Cheikh Maolana Thierno Amath Ndiaye asalaamaaleykum wa rahmatullah. Merci beaucoup. Merci. amiin tey nag ci première réaction yi dama bëgg nga résumé ma rek tënkal ma danañ am yeneen liqaay yoo xam ne incha allah dina gën a yaatu d'accord incha allah aouzu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah ñi ngi nuyu mbooloo mi fi teew leen ziyaar yéen ñëpp di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar yi sëriñ bi Maolana Cheikh Thierno Amath Ndiaye bu Cheikhul Khayri di ñaan yàlla yàggal ko fii te may ko wér di ndokkeel waa jamaa bi yëpp waaye di nuyu borom dëkk bi nga xam ne fi lañ nekk tey muy Maolana Cheikhul Khayri di ndokkeel mboolem ñi fi teew ñëpp ci turam ak ci turu sëriñ bi di sant yàlla Oustaz Pape Makhtar Diouf di la nuyu bu baax yow itam di la gërëm ci sa taxawaay bu am solo ak rawatina sa site bu am solo bi nga xam ne mooy Rouhoul Adab TV nga xam ne liggéey jamaa bi am na ci taxawaay bu am solo waaye du liggéey jamaa bi kese liggéey pay bi laay wax de manière générale Rouhoul Adab TV am na ci liggéey bu am solo ñi ngi sant yàlla bu baax bi ñu yàlla indee ci dëkk bi nga xam ne fi lañ nekk tey
muy xariyatu Boubacar fii ci Mauritanie di baadiya boo xam ne dëkk bu tedd bu kawe moo fi nekk, dëkk bu am maanaa, dëkk boo xam ne ci zaahir niru na ne dafa xaw a ndaw ci zaahir waaye dëkk bu màgg la ci maanaa, dëkk bu mag la ci baatin. ñi sant yàlla bu baax ci ki fi nekk muy Maulana Cheikhul Khayri, waaye nekkal fi yàlla tabaaraka wa taala, nekkal fi Maulana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di waarisam di wiraasam bu mat, waaye nekkal fi Maulana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu di ko liggéeyal fii ci dëkk bi, waaye nekkal fi tim Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu. ñi ngi gërëm Maulana Thierno Ahmed Ndiaye suñu sëriñ, suñu bunt ci moom, di ñaan yàlla yàggal ko fi comme ni ma ko waxee léegi. lu tax ñi koy sant di ko gërëm ndax bokk na ci ñi ñi encouragé, bokk na ci ñi ñi joxañ jëmm ji nga xam ne mooy Maulana Cheikhul Khayri, bokk na ci ñi wàll mbëggeel ci moom. te Cheikhul Khayri képp ku ko bëgg yàlla nga bëgg dëgg-dëgg, ku ko bëgg Cheikh Ibrahim nga bëgg, ku ko bëgg Cheikh Tidiane nga bëgg, ku ko bëgg Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga bëgg. ñii sant yàlla bi ñu yàlla mayee ñun ñi bëgg Cheikhul Khayri ba pare assumé bëgg gi nga xam ne moom lañ ko bëgg, parce que ñi bëgg Bomar la sax dañ ko assumé, rawat na nga bëgg Maulana Cheikhul Khayri ki nga xam ne mboolem mbooti Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay leeram dajee na ci moom, kooku doo ko bëgg mukk di triser ci mbëggeel gi nga xam ne moom nga ko bëgg. yàlla mënoon nañoo nattu ñi réere maqaamam, yàlla mënoon nañoo nattu ñi bokk ci ñi nga xam ne nanguluñ ko ay mayam, loolu yàlla mënoon nañu ci boole. kon dañuy sant yàlla bi ñu yàlla maye ñi bokk ci ñi nangu maqaamam, ndax Yonent bi mu wootee umutul ijaaba ak umutu daawa ñoo fi nekk, mooy ñi dégg ooteem ak ñi dégg oote bi nangu oote bi. ñu bëri dégg nañu oote Yonent bi mais yàlla mayu leen tawfiq ñi nangu ko, waaye nag ñun ñi ngi sant yàlla boole nañu ci ummatul ijaaba, mooy bi Yonent bi ootee nangul nañ ko lislaamam, bi Cheikh Tidiane ootee nangul nañ ko tariqam, bi Cheikh Ibrahima ootee nangul nañ ko faydoom. dafa am loo xam ne mbir yàlla la, yàlla mooy maye lu ko neex ak ku ko neex, yàlla mooy faalun li ma yurid. yàlla lim wàcce ci ay yenentu bëri nañ, su fekkee ne dafa tànn yenentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam def ko muy aaxirul mursalin, def ko muy xayrul anbiyaay wa imaamuhum, gën leen ñoom ñépp, loolu coobar ak yàlla la. ñi ànd ak Moussa bu ñu sañoon Moussa mooy gën Muhammad, ñi ànd ak Isa bu ñu sañoon Isa mooy gën Muhammad, waaye yàlla ci coobareem moo jël yenentu yàlla Muhammad def ko muy xaatimul anbiyaay wa imaamul mursalin. yooyu yàlla moo koy def ci mësi atoom ak ci coobareem. yàlla li mu amal ci wali yu bëri na. ñun buñ demee ba gëm ne Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mooy xaatimu wilaaya muhammadiya, li gën a kawe ci wilaaya, daraja bi gën a kawe ci wilaaya Cheikh Tidiane moo ci toog. loolu am nañu ne am yeneen tarixa wax jooju neexu leen, waaye ci cooba rek yàlla la yàlla jël Cheikh Tidiane def ko muy xaatimu wilaaya muhammadiya, daraja bi gën a kawe ci wilaaya yàlla jox ko Cheikh Tidiane. li des àddina ba àdduna bi di tukki amul benn waliyu bu mën a wàccati bu tiim Cheikh Tidiane, loolu yàllaa ko def ci mësi atoom. noonu la yàlla jëlee Maulana Cheikh Ibrahim jox ko faydatu tijaaniya. tariqa bi yaatu na, Cheikh Tidiane bëri na ay muqaddam, Cheikh Tidiane bëri na ay xalifa, moo xam ci Maghrib moo xam ci Sénégal gi ñu nekk, waaye yàlla moo tànn Cheikh Ibrahim daf ko muy saahibu faydatu tijaaniya. Cheikhul Khayri mu ne mbooleem alaamaat, mbooleem mandarga yi nga xam ne Bughyatul Mustafid jàngale na ko, Muniyatul Murid jàngale na ko, jàng nañ ko ci Jawaahirul Maani. Cheikhul Khayri mu ne maani yooyu yëpp, maanaa yooyu yëpp soo ko dajalee du dajee ci kenn ku dul Cheikh Ibrahim. kon yàlla ci coobaree moo jël Maulana Cheikh Ibrahim daf ko muy xalifa Cheikh Tidiane dëgg-dëgg, nekk xalifa Cheikh Tidiane bi gën a mag ci ay xalifaam, doonu xaqiqa Cheikh Tidiane, doonu mbóotam, doonu martabam. loolu yàllaa ko def ko muy saahibul fayda. donte ñu bëri woote nañ faydu boobu, ñu bëri bu ñu sañoon faydatu tijaane wàcc ci seen kër, waaye yàlla la soob mu feeñal faydatu tijaane ci kër Maam Alaaji Abdoulaye, feeñal ko ci loxo Maulana Cheikh Ibrahim, ba Mouhamadul Xaafisul Xayri wax ko ne ko faydu boobu ci keneen ku mu feeñ ku dul yow ab ngelaw la rek lu ko romb, mais ci sa loxo la feeñ dëgg-dëgg. loolu coobare yàlla moo ko def. yàlla moomu moo yëkkati Maulana Cheikhul Xayri ci biir toppam Cheikh Ibrahim, ci biir xulafaawu Cheikh Ibrahim yi, yëkkati Maulana Cheikhul Khayri jox ko lum joxul kenn ci ay mbóotam. loolu yàlla ko def, yàlla mooy def lu ko neex. kon ñi ngi sant yàlla oustaz bu ñoo guddal,
dañuy wax nañu résumé rek ñi ngi sant yàlla ñi ngi fii tey ci Boubacar yegg si nañu li ñu fi tax a ñëw mooy màggal 20 avril mooy juddu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci weeru nasaraan wax naa ne Cheikh Ibrahim bi mu ñëwee ci jamono fekkoon na ay nit a ngi gàmmo de waaye Baye moo barkeel gàmmo jaay ko ba àddina bi yëpp xam ne gàmmo lu ñu war a def la ni Cheikh Ibrahima yëkkatee Rabiul Awwal ba Rabiul Awwal fu mu jotee ci àdduna bi yëpp dans le monde ñëpp yëg ne ña ngay màggal Yonent bi ca Madina Cheikh Ibrahim noonu la yàlla mayee Maulana Cheikhul Khayri 20 avril tey fu ñu ko waxee ci àddina xel yëpp dañ dem Mauritanie waaye xel yëpp dem Boubacar loolu yàlla moo ko jagleen Maulana Cheikhul Khayri oustaz loolu mooy suñu ñëw fii ci Boubacar sànq la ñu yegg si ñi ngi noppalu ak mbokki taalibe yi di waajal insha allahu taala yegg ci 20 avril toog ci kanam jëmm ju màgg ji jëmm ju kawe ji toog ci kanam sang bi Maulana Cheikhul Khayri nga xam ne ñun suñ gàmmo ci moom doy nañu rek ñu toog jàkkaarloo kanamam gi di ko xool amuñ sikk ne Cheikh waxtu wuñ koy gis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ñuy gis Cheikh amul sikk ne ku ko gis Yonent bi nga gis loolu amul benn sikk amuñ benn sikk ci loolu ñun doy nañu gàmmu rek ñu toog jàkkaarloo Maulana Cheikhul Khayri loolu doy na sëkk gàmmu ci ñun parce que Yonent bi ñu daan gàmmoo ci ay këyit lañ koy gàmmoo ak ay taarix yu ñu bindal mais fii Yonent bi ñu fiy gàmmoo dafa teew mooy Yonent bi bàyyi di wax na ko jaaltu ko yaa xayral anami safira wa kulla zamanin qad araka mujira bi kafayka ribxul xalqi turan wa qusro wa xeyru kalam yul foo la day yéen a xira Yonent boobu la ñuy màggal fii ci Boubacar bàyyi na ko yow Yonent bi ma defoon ambassade tey fal naa la yow nga nekk ambassade nommé naa la nga nekk ambassade te jamono bu nekk yow yaa koy diriger yow Yonent bi bàyyi na ko kudut yow lu tolloo kooku tàndar ma nekkul ci loxoom moo tax boo demee ci diiwaan bi bàyyi taxaw ci buntam di ko yalwaan ne ko qadimuka Ibrahima yet moo fii ka yaa karima lil anbiyaay min ka ataaw yow Yonent bi nga xam ne yaay may ñëpp yaay tëbb ñëpp tey man maa ngi xaaraa man Cheikh Ibrahim sa xaddim bu mag bi sa liggéeykat bu mag bi maa ngi taxaw ci sa buntu tàllal sama loxo asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jaajëf mbokki internet yu Roul Adab TV jaajëf mbokki internet yu Samsamul Fayda TV Jama Baye As TV ak Jama Al Khayri TV jaa ngeen jëf kon première réaction yaa ngi noonu mbokk yi incha allah bu soobee yàlla dara du leen umpu ci li war a xew fii ci Boubacar da ngeen comme en direct ci seen yooyu mu leen wax naskuru al musaahidin al kiram allazina kaanu maana في جميع إنحاء العالم ونقول لكم ها نحن الآن في مدينة بوبكر حضورا لإحياء مولد خير من يمشي على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل لنا ومنكم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه جملة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جاген جف ذكر الله تبارك وتعالى محمود على كل حال سواء ذكر سرا أو جهرا أو منفردا أو في جماعة كان أبو بكر يصلي بالليل